ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax fi. TFM mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce àllarba la ñu koy amal ci waxtu bi lañ koy amal ñu ngi jégalu nag ci yéex bi ñu ko yéex tàmbali waaye xam ngeen ni coupe du monde oblige loolu am na lu mu soppar ñi tuuti rawatina ci match bi nga xam ne doxoon na ci diggante Angleterre ak Croatie prolongation yi nag dafa daal di dugg ci li waroon tax ba émission bi teel a tàmbali waaye demeewul noonu ñu ngi ci jégalu invité bi di ci jégalu ñi nga xam ni itam ñoo ko doon xaar ñu am mbégte tey di ci recevoir ancien premier ministre di monsieur Abdoul Mbaye jiite itam parti politique bi di ACT muy Alliance pour la citoyenneté ak le travail moom la ñu am mbégte di ko recevoir tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias ñu ngi lay nuyu président ACT Abdoul Mbaye. maa ngi lay delloo nuyu Pape Ngagne Ndiaye di nuyu itam téléspectateur yi. waaw am nañu mbégte comme ni ma ko waxee tout à l'heure ci recevoir la ñi ngi ko waroon tàmbali yaakaar naa am na 1 heure de décalage waaye coupe du monde oblige xam naa ni yaa ngi koy suivre passionné wu nga ci waxtaan nañ ci tuuti sax prestation bi nga xam ne suñu gaynde yi def nañ ko naka nga ko gisee gis naa communiqué yi ngi ci jot a def sax mais ak prestation bi am nga ci xalaat. oui am nañ ci mbégte. ndax dañuy faral di wax ne dégg naa ñoo xam ne ñu dañ doon wax ne éliminer nañu Lions yi. waaye balaa ngay tudd élimination nga war a tudd qualification. te dem rek am place ci coupe du monde dul yomb. dëgg la te jot nañ ko def loolu di yëfu jàmbaar. ñaareel ba ku nekk seetaan na match yi match yi nga xam ne jot nañ ko football foofu ci Russie. ci te dëgg man gisuma ci daal ñu ñàkk ci fay vraiment ay am naa ci mbégte ba pare dëkk nag ci leen di ndokkeel ci li nga xam ne am na ba waaye nag mu am lu des. dëgg la mbir mi jàll na coupe du monde jàll na waaye équipe bii ma gis. ci li may yaakaar man da dem fu sori ci biir prochaine CAN. ak coach bi Aliou Cissé wala ak beneen coach. man ci li ma yaakaar coach équipe benn la de da ngay am équipe bu baax ba noppi am coach bu baax teg ci itam administration du football bu baax. te ñett yooyu rek ñoo mën a indi ndam ci biir football. te jàpp naa ne lii ñu def kenn mënul wax ne. gisuloo ni daal am na dara luñ ci war mën a changer. muy fédération bi nañ leen bàyyi ñoom ñu seet. nañu leen bàyyi ñoom ñu seet. d'accord du waxu supporter xam nga rek Sénégal dafa neex moom. ku ne rek mën na doon entraîneur fekk nag match ba jàll ba noppi. nañu bàyyi daal ndegem am nañu résultat yu baax te ñu ngi jëm ci gën yokkate moom laa gis. dañ leen bàyyi ñu. voilà jërëjëf monsieur le premier ministre mënuñu ko woon bañ a aborder muy mondial bi ak prestation bi nga xam ne suñu gaynde yi def nañ ko ci. monsieur le ministre ci waxtaan bi dama bëgg ñu doore ko ak sa wàllu nationalité ñaar nga ci am wala benn. parce que ñi ngi wax Abdoul Mbaye am na nationalité française lan moo ci am. amoon naa ñaari nationalité waaye tey jii may wax ak yow benn nationalité laa. nan nga ñàkke beneen nationalité bi. dama bind. ñu nangul la ko. ñu nangul naka la demee procédure bi pour ñu xam. da ngay daal di bind. waaw parce que dama déggoon ni am na benn âge boo xam ni boo fa xasee egg mënatuloo bind di demander pour ñàkk sa nationalité waaw wala déet. loolu itam bëggoon naa ko xam. déedéet loolu amul. d'accord bind naa jaar ca yoon ba nga xam ne consulat bi fii ñoo ma ne bii yoon ngay jaar ba mën ko am. ma toog lu mat ñetti weer ñu daal di ma tontu. am leneen loo xam ne lii soxla woon nañ ko mu jëm ci ay information supplémentaire ma jox leen ko ma mujjee am sama décret. décret bi nag xëy na di indiwuma ko waaye bu ma xamoon ne ci li ngay dooree kon dinaa la indil décret bi wan la ko. d'accord ndax Manuel Valls bokk na ci ñi ko signé. décret bi wax lan. décret bi nee na Abdoul Mbaye fàtte naa le terme exact waaye nee nañu daal génn naa ci bokkatuma ci nationalité française. ci ban année la loolu. loolu ci daaw la. daaw. donc kon bi ngay nekk premier ministre yëpp français nga. waaw nekkoon naa français te laxuma ko wax naa ko. ci assemblée nationale ba ñëpp dégg ko. d'accord voilà loolu dafa amoon solo. moo wax ci yokk nag itam ne.
sama papa sénégalais la may sénégalais sama yaay di française ma nekk français. d'accord nga am nationalité bi naturellement ma jël ñaari nationalité. waaye mu desoon ci man ba mën a toog ba ne bii bàyyi naa ko des ak bii. Sénégal jaral na ma dëppoo aussi ak constitution sénégalaise. loolu am na itam. voilà bu fekkente ni am nga ambition. kenn xamul ëllëg waaw c'est important. alors monsieur le premier ministre mbiru Khalifa Sall dégg nga kàddu yi nga xam ni moo tukkee ci procureur Lansana Diaby mu jëm ci. dañ ko war a libérer bu ñu déggee kàddoom ni mu ko waxee dëppoo ak li nga xam ni moom mooy arrêt bi tukkee ci CEDEAO lan moo ci sa gis-gis ci loolu. arrêt CEDEAO génn na. arrêt CEDEAO am na lu mu wax te mu leer nañ mooy mbir mi teguwul ci yoon. ndax mu am ay. droits fondamentaux noonu la koy tubaab di waxee yoo xam ne yu Khalifa Sall la. te respecté wuñu ko. loolu nag ci sama gis-gis bu fekkee ne am na te arrêt CEDEAO génnee ko te avocat Khalifa Sall yàgg ko wax. loolu bu amee procédure bi yëpp ci yoon. moom la ñu war a annuler. man de loolu mooy sama gis-gis. am na nag ñoo xam ne dinañ wax ne arrêt CEDEAO du Cour suprême Sénégal kon mënuñu dindi loo xam ne lii jurisprudence sénégalaise taxawal na ko. juridiction waaw. juridiction sénégalaise taxawal na ko waaye. dafa am loo xam ne gàcce la ci Sénégal. ndax justice su Sénégal dafa mës a doon royukaay ci Afrique ak ci àdduna. justice su Sénégal. moo indi sax droit de l'homme en Afrique ñu mel ni le juge Kéba Mbaye ñu mel ni Youssou Ndiaye ñu ràññi leen ci bu baax a baax droit de l'homme et du peuple ci ñoom la jóge dëkk bu nii mel bu ñu demee ba CEDEAO naan am na ay droit de l'homme yoo xam ne du ngeen ko respecté wu leen ko gàcce la ci ñun te ci yoon État du Sénégal ak parquet war nañu dellu ginnaaw. ci bi man de loolu laa gis. benn ñaareel bi itam. non boo ci defee jugement gàcce la te acte bi procureur posé itam bàyyi ma jeexal loolu wàll la ci état mu des itam ci juge bi yor mbir mi en appel loolu itam ci sama xalaat war na ci tenir compte. d'accord noonu la gisee. d'accord mais est-ce que ni nga waxee wax gàcce du kàddu yu ëpp. est-ce que jox nga war ma justice bi raison yu bëri nag war a tax muy cër boo leen war a jox. ak est-ce non ëppul gàcce la ndax toog nañu ba Sénégal loolu laa lay wax. waaw doon royukaay ci wàllum droit de l'homme maanaam loo xam ne bépp nit. non mais ci sa justice moo bi baat bi. pour man dafa xaw rëy nga teg ko ci deru ñoo xam ni yow. d'abord du ma ci dellu ginnaaw du ma ci dellu ginnaaw. waaw d'accord sañ nga ko mën nga ci bañ a dellu ginnaaw. du ma ci dellu ginnaaw mën nga ci bañ a dellu ginnaaw. du ma ci dellu ginnaaw mais raison yu bëri war na tax nga jox cër justice yow itam. mais xaaral waaw mais looloo tax ma ne gàcce la ci Sénégal. waaye gàcce la ci Sénégal du ci justice bi yëpp nag. ok dafa wane ne ci biir justice bi am na ay magistrats yoo xam ne ci ndigal la ñuy liggéey. mais gàcce la ndax toog nañu lu yàgg commission des droits de l'homme de l'ONU sénégalais ma ko doon jiite. bu ñu toogee Afrique. bay fay daal droit de l'homme bu ñu fay xamaguloo sud bi lan la. xamaguloo dégg nga procureur avancé ci loo xam ne lu ñu mën a dégg la bu ñu toogee tey ci biir Afrique. bay fay daal droit de l'homme et du peuple ay sénégalais ñoo tax. d'accord kon bu ñu déggee ne ñooñu ca CEDEAO jàpp nañu ne Sénégal. tegul jugement bi ci yoon ndax bañ a respecter droit de l'homme loolu day daal di métti di doon gàcce. d'accord mais monsieur le ministre nekkul gàcce bi la justice di jox ndam ci sa procès ak soxna bi nga doon denc. loolu nekkuloon gàcce bi la ci même justice bi la moo la jox ndam ni la kat li ñu lay toppee loolu amul demal toppee wuñ la dara. boobu justice la xanaa déglu li ma la wax. ban lan nga ma wax. li ma la wax sànq. te yàggul moo di ne. justice bi doo jàpp rek ne justice bi ñëpp a ci bon loolu amul am na ñoo xam ne ñu ngi topp ndigal am na ñoo xam ne yàlla la ñuy jiital. non justice non booy wax justice ensemble la xam nga justice ensemble la. non du noonu mais bu fekkoon ne ensemble kon doo am première instance appel cour suprême loolu du am
justice bi ñoom ci seen bopp nangu nañ ne njuumte dina am ci ñoom muy première instance loolu ñu may la nga dem ca appel ñu toog beneen dogal am wala ñu topp lii ñu waxoon première instance ñu mayaat la nga war a dem cour suprême. kon kay justice nangu na ne njuumte mën na am ci seen biir. waaye am na itam loo xam ne mën na jógee ci ndigal bu ñu leen jox. te loolu gën a yomb ci parquet. loolu tam du nga xam lan mooy loolu. mais procureur ak doyen des juges ñooñu dañuy jot ndigal. daal di doxal li nga xam ne lii moom la nguur bëgg. mais fekk fa ay juges aussi fekk fa ay juges seetal ma mu am sax lu ma jël ciy tegal doyen des juges du ma ci sori torop nag ndax loolu dafa jàll ba noppi waaye. non actuellement doyen des juges am na loo xam ne. am na loo xam ne def na ko te tegu ko ci benn yoon. procureur de la République am na loo xam ne def na ko te wax na ko tegu ko ci benn yoon. ndax boo toogee télévision ne Abdoul Mbaye am na lu mu indi soxnaam bi mu doon sëyal am lu mu indi ñaari këyit yi ute ma daal di jàpp war a topp Abdoul Mbaye xam nga loolu doxalu yoon. mais yàlla def itam. non xamoo ci ban enquête la sukkandiku ñu dem non xamoo ci ban enquête la sukkandiku pour xam ban këyit moo baax ak ban këyit moo bon. non mais enquête amagul enquête amagul. non booba enquête amagul. ok boobu enquête lan moo la enquête amagul mais Pape Ngagne maa la gën a xam dossier bi nag. waaw mais moo tax ma lay laaj aussi moo tax ma lay laaj bëgguma sax ñu yàgg ci vraiment dossier boobu moom. voilà mais li am solo mooy. loolu am na. ok waaye bi ñu demee correctionnel. yàlla dafa def loolu maa ngi ko xam bi jugement bi génnee ba noppi. ki doon dogal président bi daal président imam la woon kooku xam nga kon ragal na yàlla. loolu nag dafa am ci biir justice. d'accord boo déggee sax loolu tëli ko juste tëli ko nga xam ne kooku am na. boo gisee Ibrahima Dem ndax am na lu may wax loo xam ne du man rek maa koy wax magistrat yi ci seen bopp ñu ngi koy wax. ñett ñi nga wax nii rek waroon a tax nga xool leen ba bañ a wax baat boobu. di wax justice ak gàcce. mais gàcce ci Sénégal. non loolu laay wax nii waaw mais. c'est-à-dire ñooñu nga wax rek. non attention. waaw. xam nga bu ma wax loolu ma waxul. lii lay leer. d'accord. am na loo xam ne nguur moo ko teg ci biir ndigal moo ko teg ay magistrat am na ci biir justice ay magistrat yoo xam ne ñu ngi doxal loo xam ne mën na indi gàcce Sénégal. xanaa boog loolu di nga ko nangu. monsieur le ministre nekkoon nga premier ministre nekkoon nga nguur. yilifoon nga ministre de la justice mu yilif procureur ndax kaddu bi ngay wax nii ndax lu yanu maanaa la pour nga wax ko yow étant nekkoon nga premier ministre nga ni nguur mën na doxe noonu di jox ay instructions procureur wala leneen ndax loolu ndax mën nga ko war nga ko mën a wax yow te nga nekkoon premier ministre nekkoon kilifa ministre de la justice mu nekkoon kilifa procureur de la république. benn musuma jox ndigal ministre de la justice ci nii nga war a doxalee. loolu am na ba noppi ñaar li am solo mooy li nga xam ne lii moom laa jàpp justice bu war a doxee noonu. parquet warut a dépendre du ministre de la justice. parquet procureur dafa war a doon procureur de la république. te bañ a doon procureur du gouvernement. mais loolu laa gëm. mais yow loolu naka nga ko mën a waxee. alors que CREI ci bi ngay nekk premier ministre. ci lañ taxaw ci lañ ko ci la lu ci am ci la ami te mosuñu dégg nga wax ci juridiction bu mel noonu. mais bañuma CREI man mu waxuma la ne CREI warut a am mosuma la wax ne CREI warut a am enrichissement illicite dañ ko war a topp. mais enrichissement illicite. mais dañ ko war a topp ci renversement de la preuve. am na xëy na non waxuma non mais est-ce que dañ ko war a topp ci loolu non am na peut-être am na du ñàkk mu mën a am noo ko mën a defaree. waaw noo ko mën a réformer waaye li wóor ba wóor enrichissement illicite war nañ li mën a topp. léegi nag mais loolu juridiction yi ñu ngi fi pour topp loolu enrichissement illicite. am nañ ay juridiction yu fi nekk pour topp ko pourquoi CREI et puis pourquoi nga bëgg par exemple. attends enrichissement illicite nañ ko topp. waaw yoon yi bari na. boo ma laajee bi ma gënal. waaw ma tontu la. bu la gënal. bi ma gënal benn mooy les impôts d'abord déjà loolu am na. mën nga topp nit ci foo jëlee sa xaalis te déclaré wuloo ko. loolu nag ñu bari bañ nañ ko ndax ñu bari ñu ngeek loo xam ne mësuñu ko déclaré
man damay faral di wax ne déclaration patrimoine yomb na waaye li gën a jafe mooy li ngay déclarer foo ko jëlee ak it bu boobaa itam nga wane ne am nga feuille d'impôt bu wane ne liggéey la ak déclaration am na man noonu loolu. yow loolu mën nga ko ci sa alal loolu laa jàpp yow mën nga ko ci sa alal. mën naa ko ci sama alal moo tax it ma sañ ko waxtu. est-ce que def nga ko ci sa alal. mais def naa ko mën naa ko man. non amul 15 def nga ko. non amul 15 boo xam benn def naa ko man dugg naa boobu sax réforme bi nga xam ne ñëw na amagul. waaye def naa déclaration d'impôt te doonu toon obligation déclaration de patrimoine teg ko ci loxo président de la république mu denc ko ma ne ko man damay déclarer li ma am. amul 15 boo xam ne yor naa ko te duma la woon itam feuille d'impôt boo xam ne wane na ne fi mu jógee ak ñaata lañ ci jël loolooy yoon. premier ministre ma nangul la li nga wax ba keroog nga ma koy woon wala nga koy woon Sénégal. ñu waaw gis jombul dinañ ci dem yow ko bëggee rek. alors monsieur le ministre. waaye bu ma ko wanee itam yow nga wanee sa bos. d'accord monsieur le ministre li ma bëgg ñu ñëw ci mooy parfois damay gis ci yow loo xam ni dafay oyof nga koy génne loo xam ni du ma wax lu légère sax parce que bi nga xamee ni ci mbiru Petro-Tim dañu la ci dégg nga ni dañ la ci nax. l'affaire Aliou Sall niñ ko defee niñ ko kiiyee ba tudd ci Aly Ngouille Ndiaye jiiñ ko ñu jóge ci loolu ci marché bu mujj bi nga xam ni amoon na fi nga def point de presse ni am na benn nit bu fi dee te loolu amul c'est-à-dire yooyu ñuy gis nga naan dañ ma ci nax dañ ma trompé te yow màggatoo fi amoo fi ay at yu bëri mënoo fi naax yenn naax yi c'est-à-dire loolu nga xam ni dafa oyof noonu nga ciy juum est-ce que di nga ciy gëstu di xool lu tax ngay def loolu quoi di yenn juum te yooyu nga xam ni ay toj-toj yu rëy la. ci yi ma la jox ci exemple rek li nga wax jaaxal na ma. waaw. décret présidentiel. boo xam ne ñëw na. li koy jëkk indi mooy rapport de présentation. rapport de présentation ministre koy signé. lu tax ministre di ko signé ndax service yëpp ñu nga ca ministre ba. bu ñu desee ci mbirum pétrole. lépp loo xam ne ñu ngi jëm ci pétrole ak gaz ñu ngi ko féetalee ca ci ministre bi yor loola. mooy def liggéey bi ba noppi nag bu doon ci biir gouvernement te solidarité gouvernementale xaw ma ndax xam nga ci dara waaye dafa am un gouvernement c'est collégial. amul contrôle boo xam ne dañu ne premier ministre yaa ko war a contrôler la responsabilité te loolu jurisprudence française notamment leer na nañ. ministre bi mooy engagé responsabilité. bu fekkee ne nee na société bii nga xam ne Franck Timis moo ko taxawal. Aliou Sall di ko diriger te waxu ko sax kooku dina ci dellu si itam muy loo xam ne li dafa am solo. société bii nii ak nii ak nii la mel respecté na loi. bind ko signé ko mu ñëw ci table conseil des ministres. waaw loolu loo ci mën yow da ngay jàpp ne lu ñëw rek fen a ngi ci wala dañ ko làq dafa am loo xam ne c'est de la tromperie. loolu mënul ne sinon kon kenn du liggéey. mais ancien non PM non xam nga loolu aussi li ngay wax nii loolu dafa yomb parce que bëgg a jël responsabilité bi indi sa jurisprudence française teg ko ci kaw ministre bi en tant que premier ministre chef du gouvernement te yow mu leer la ni am na loo xam ni tey bu amoon sa gouvernement mën ci am problème yaakaar naa ne même bu la ko indilee pour nga signer ko war nga ko mën a xool xam lan moo ci nekk am na wala amul loolu xanaa mooy li gën a tuuti pour nga def ko ci. wala ngay gëmm sa bët rek ni li mu la si wax rek noonu la da nga ak solidarité gouvernementale. non contrôle dina am waaye ci kaw logique waaye bu la nee société bi ce sont des milliardaires waxewu ko noonu mais ce sont des gros investisseurs asiatiques qui sont excellents loo ciy contrôler. ah bon. mais évidemment. mais la confiance n'exclut pas le contrôle. maanaam. mais c'est pas kóolute dàqul lañ bat dàqul nga gis non du mbirum confiance. waaw. yow nag dafa am loo xam ne dégguloo ko. mais le gouvernement est collégial c'est de la répartition de responsabilités.
ku nekk ak sa wàll mais coordination moom la ñu laaj premier ministre mais laajuñu ko lu ministre def nga war ko seetaat ba mu jeex tàkk loolu nag dina jafe ci yenn xel yi nga jàpp ko waaye looloo am premier ministre c'est de la coordination waaye du njiitu premier ministre maanaam lu njiitu ministre maanaam lu ministre def yow nga war ko seetaat c'est pas possible da ngay taxaw ñu indil le projet de décret ñu discuter ko d'ailleurs ci conseil des ministres. mais lan moo tax nga indi ci kon Aly Ngouille Ndiaye dafa ci trompé ci dossier boobu pourquoi nga jàpp ni daf la ci nax wala daf la ci parce que faux la waaw parce que moom bi yore dossier bi xam na ne Petro-Tim ak Petro-Asia duñu ay sociétés yoo xam ne ci yoon war nañ leen a jox teenu pétrole te dafa ne sociétés yi benn yàgg nañu ci pétrole te muy société boo xam ne dañ ko créé woon même pas un mois avant am nañu alal bu dul jeex Petro-Asia 5 millions de capital la am ma mës naa wax ci benn émission ne 5 millions de capital mooy njëgu tout venant le auto tout venant mais loolu bu ñu la ko waxee nga daal di ko gëm mieux am na koo xam ne féete na ko premier ministre muy président de la république am na loo xam ne itam keroog waroon nañ ko dëgg ca conseil des ministres ndax boo indee société boo xam ne sa rakk doon na ca njiit ñu war ko xam boo indee société boo xam ne inspection générale d'État mi ngi koy saytu ndax am na lu ci amoon te teguwul ci yoon ñu yëg ko waaye luñ la laq nag d'accord mënoo ko xam. d'accord mais man pour man loolu dafa oyof ba ci tontu bi nga ma jox ni sax man mënu ma ko jàpp. dama jàpp ni non li am solo nag. mooy da nga war a jàngi ji. d'accord da nga war a jàngi. droit amul problème. voilà d'accord da nga war a jàngi. amul responsabilité ministre ak responsabilité premier ministre. d'accord léegi loolu tontu nga ma ci aw ma ci satisfaction dinaa jàll ci beneen. muy le 19 avril bi ñu génn. ci loi parrainage bi ñu koy voté. ñëpp génn dem taxaw defaguñu 2 heures de temps 3 heures de temps nga génn Abass Ndao def sa point de presse ni voilà policiers yi door nañ fi ay lacrymogène am na ku ci dee loolu mën nga wax aussi fan nga ko teg loolu PM. waaw mais Pape Ngagne ñu wax nga ni non dañ ma induire en erreur dañ ma ci nax ak yooyu. dañ sa booy wax na nga wax li am attention nekkoo fa woon dañ la jottali na nga wax li am dafa leer. dañ ma ne yaay nekk porte-parole mu am lu ma wax caméra yi jël image yi ak son ma jeexal am ku toogoon ci responsable yi du ma ko tudde sax mais am ku toogoon ci responsable yi ci sama wet dama attention président Mbaye dégg nañ ne y a un mort à Abass Ndao un manifestant qui est mort à Abass Ndao. Journaliste yi fa nekkoon dégg nañu loolu. ne am na loo xam ne ñu ngi koy jottali nee nañu ne am na. il semblerait qu'il y ait un manifestant mort à Abass Ndao. waaye xam nga li ma njëkk a def bi ma jógee foofu mooy laaj sama service de communication na ma vérifier loolu. ñu vérifier ko déglu ma. non loolu kay mënu ma la déglu. non médecin après la mort c'est-à-dire nañ ma vérifier loolu nga wax li ngay wax ba pare nga naan nañ ma vérifier. non il semblerait boo waxee nee nañu waaye yow maa ngi toog muy xibaar boo xam ne dafa dikk ci ban waxuma ne gis naa ko. mais ci sa responsabilité noonu xibaar noonu lay dikkee ci yow rek noonu nga koy joxe. ça doo ko téye sax ni xaaral ñu xool ko bala ñu koy annoncé est-ce que loolu jàppaloo ni moo gënoon logique moo gënoon normal ci nit dee na man dama jàpp ni loolu moo gënoon rafet aussi jox nañ la xibaar bi ne ki la ko wax na ko dem gëstu ba pare yow nga doo ko génn ci sa gémmiñ pour man loolu moo gënoon logique. xëy na nga wax ko ba pare doo ko vérifier. non man dama jàppoon ne nouvelle bi am na
ki ma ko wax nee naa ko laaj naa ko sax ndax journaliste yaa ngi toog ndax vérifié nga nañ ko mu ne waaye c'est confirmé ma ne fan la jógee mu wax ma fi mu jógee ma ne il semblerait waaye teewul damay vérifier. mais dégg nga tontu bi la ci Aly Ngouille Ndiaye tontu muy tontu bu saf boo xam mënoon na ñàkk wax ni li nga wax voilà nam ko waxee loolu mënoon na ñàkk te man yaakaaroon naa ni loolu waroon nga ko mën a moytul sa bopp monsieur le premier ministre li ma bëgg ñu dem ci mooy dama gis seen taxawaay yéen ñëpp muy classe bi nga xam ne ñoo fare ci opposition mais notamment yow mi fi nekk réew mi ngi ci ay jafe-jafe ndox mi ngi ci jafe-jafe bu yàggul ca boori Koungheul xar yi nga xam ni dee nañu fa ñi ngi wax ñàkku deret bi président de la république wax ci. wër na la. lan wër na ma. xale yi dee. non xar laa la wax. xar yi dee ci Koungheul nga may laaj ndax wóor na ma xar yi dee bi nga xamee ni taw bi am na ba président de la république dem fa génne lu toll ci 1 milliard def ko ci dafa am ay acte social yoo xam ni du ñu gis yéen ngeen di si taxaw ci li ñu leen di dégg rek mooy politicienne bi lii lële pourquoi du ngeen poser acte yoo xam ni dina jëm ci askan bi ndox bi ngeen wax ci jafe-jafe yi nga xam ni àll bi am na ko ngeen wax ci ñàkku deret bi nga xam ni am na mais ngeen wax ci mais acte yooyu du ñu gis vraiment ngeen dem ci au charbon lu tax loolu. mais Pape Ngagne man yaa ngi ma bëgg a jaaxal. waaw kenn waxuñu ci loolu. maa ngi lay déglu li ngeen ci wax. non waaw mais maa ngi lay déglu man li may dégg maa ngi koy dégg. non dégguloo ko liiruloo ko ndax bëgguloo ko lire. je vous en prie maa ngi lay déglu monsieur le premier ministre. mais liñ ci wax dafa am. waaye wax nañ ko. ndox mi. mais ndox mi liñ ci wax dafa leer mooy benn nañu wax dëgg. ndax liñ ci déggoon mooy ndox dina ñàkk juróomi fan du ñoo ko déggandoo. booba kañ la woon. loolu yàgg na ndox mi moom depuis 2013 ñu ngi ci ay perturbation yu kenn ñu toogati maanaam ñàkk bu metti bi laay wax. tout à fait. bi mu amee dañu ne. juróomi fan lay lu ñu ñàkk ndox après mu ñëwaat. amagut ñu toogati dégg premier ministre naan 20 juillet. loolu dégg nga ko. bien sûr. toog tuuti ne déficit li ñuy jëkk a ñaan autorités yi mooy ñu wax dëgg Sénégalais yi xam li am ba noppi nag ñu daal di jël ay matuwaay yoo xam ne dinañu mën a tax nit yi am ndox as tuut jafe-jafe bi wàññeeku waaye na nit yi xam li am bu fekkee ne nag li ma ragal man am na maanaam am na loo xam ne waroon na doon projet yu yàgg te amut fileeg ay weer ndox dootu amati wala ndox dina ñàkk ba tey dina ñàkk ba tey lan mooy lan des déficits déficit de production d'eau maanaam ndox mi ñuy xëcc di ko jëlee Lac de Guiers ak ndox mi ñuy jëlee ci teen yi di ko duggal ci tuyaux yi moo doyatul pour Sénégal. mais gis nga xam nga projet yi ñu ci am aussi par rapport ak ndoxu géej gi ak yooyu ni ñu koy def forage yi nga xam ni def nañ ko ak yépp. waaw mais tardement am ci naka ci ñàkk séntu li nga xam ne li naroon na am c'est la prévision. ak xëy na itam yéexal ay projet yoo xam ne waroon na gën a teel a am. mais loolu ñu ngi koy wax ñu ngi koy bind. ñu ngi koy wax ñu ngi koy bind c'est-à-dire mais waroon na am beneen taxawaay boo xam ne askan bi dinañ ko gis leen ci seen wet xam ni kat lii ñuy dund te metti na mais ñu gis ci seen taxawaay am na loo xam ne mës nañ ko def te dinañ ko defaat ñu ngi koy organiser mooy distribution de l'eau mais loolu rek la ñu mën a on est un parti d'opposition. àll bi xar yi dee ñii seen i nag dee ñu nekk ci jafe-jafe ñoom itam rafetoon na nga dem taxaw fa ni ko président defee ni ko ñeneen defee lan moo daal aussi actes yooyu nga xam ne dafay gën a jege sa population dafay am solo mbir mi du rek dama bëgg seen ay carte wala leneen dafay baax aussi nit ki di la yëg di la gis. ah mais gis nga Pape Ngagne. dama jàngal ni may politiquer. bu fekkee ne am nga solution. am nga dàmpaay boo xam ne boo àggee ca foofa dinañ ko waaye ñëw rek coow lii ngay wax nii moom lañ may wax. yéen seen politique bi da ngeen di coow rek moom la ñu dégg. li ñu mën ñun mooy oote président de la république mu toppatoo leen. ndax moo yore caabi bi ubbi kees yi. d'accord ñu mënuñu leneen. mais acte bi mu def apprécier nga ko c'est-à-dire dàmp leen ci benn milliard jàppale leen ko. mais évidemment. mais waxoo ni rafetlu nga ko apprécier nga ko pourquoi. waaw dañ koy wax. dañ wax nañ ko. fan ngeen ko waxee. mais ci sañu réunion ñun pourquoi on va rendre ça public.
pourquoi on va rendre ça public mais doyul ndax am na leneen li gën a tax mbir mi metti loolu la ñu war a xalaat ndax ngelaw rek daal di faat mala yu noonu day dafa am fu mu jógee. fan la jógee. mala bi dafa jëkk xiif mar ngelaw li ñëw ñàkk ba kenn xiif mar kuy responsable bi. responsable bi mooy itam waroon nañu teel a jóg ci génne opération sauvetage de bétail te defuñu ko ndax bi ñuy bind ñun ci loolu la ñu dëkk. bi ñuy bind naan ak wax attention àll bi ñàkk na ndox lii ngeen di wax ne am na fa ci naat amu fa. mbir mi dina metti ñu ngi oote ñu teel ci taxaw ndax ni ma la ko waxee sànq am na loo xam ne gouvernement moo ko moom am na loo xam ne opposition moo ko moom ñun liñ ci mën mooy wax. mënuma monter une opération de bétail de sauvetage de bétail boo xam ne ça fait des milliards. waaye looloo ci dégg Abdoul Mbaye waxul dëgg kooku c'est le ministre de l'agriculture qui le dit ba mbir mi dal seen kaw. ah loolu la wax de mais man li ma bëgg a ñëwaat mu jëm ci wàllu politique. dañu génn ci ay jongante muy législative yi Abdoul Mbaye nga dem ci nga génn ci ak presque défaite bu graaw boo xam ni même plus fort reste ci député sax mënuloo ko am ban leçon nga ci tiré. xam nga daal yow sa wax dafa nax lu tax nga tuddee ko défaite. waaw mooy amoo député man pour man défaite la. ah non du défaite ñaata liste amoon. c'est-à-dire. non tontu ma. non ñaata liste amoon 47 liste amoon. 47 liste. suñu parti ban place la ci am. te xaw ma ko. waaw voilà. wax ma ko. waaw mais justement mais li liggéeyu journaliste nag mooy loolu da ngay jëkk laajte loolu. nous étions 20e maanaam ñaar fukk. booba ñaata weer la ñu am suñu parti. ñun bi ñu jàpp di dugg ci législative juróom benn weer la ñu am doon liir bu ndaw ci wàllum politique jàpp war a dem législative déglu ma rek déglu ma doon liir bu ndaw amul ci parti politique la da nga bëgg dëgg li la neex rek waaye politique doo ci dugg rek daal di doon pay kooku mënul ne. Macky Sall def na ko nekkuma président Sall def na ko. xëy na waaw mais bul ni xëy na loolu du référence absolue. mais def na ko ndax boo ko kañ la door politique. non parti politique am la. non man sama parti politique ak sama politique man xam nga amul mars mai 2016 laa door. le président Macky Sall bi ngay tudd il a peut-être 40 ans de politique. d'accord. loolu dafa am kon. taxawal parti politique musoo politique dugg ci juróom benn weer nga war a toog jàpp ne da ngay dem élection législative mën na nga toog itam ne du ma dem bàyyi nga am fit boobu ci kaw war a jàng lii politique jàng naka lay élection di doxee jàngat boobu am nañ ko. loolu amoon mais dafa mel ni jàngoo ci dara parce que soo ci jàngoon dara di nga surseoir say ambition politique toog xam ne mënu am dara. lu tax loolu. si soo jàngoon su fekkoon non. non mais Pape Ngagne yow jaaxal nga ma mais kuy jàng dox naka lay def du daanu jóg demaat am de. oui. on apprend mais Ablaye Wade bu fekkoon ne le président Ablaye Wade je respecte beaucoup mon oncle. non jamono yi bu fekkoon ne non mais loolu yow la neex. non jamono yi bokkuñu politique yi lépp xam nga ni bokkul. xam nga li ci changé bari na bul ma indil exemple Abdoulaye Wade ak yow bokkul. ci lan. non au moins nekk nga premier ministre. nekk nga fi premier ministre dem nga ci élection yi natt nga sa bopp jàpp nga ni waroon nga ci génn amuloo benn député sax amuloo ko. mais alors. et alors nga yaakaar ni loolu et alors nga ma war a tontu aussi ak askan bi. mais xam nga. waaw. da ngay dugg ci politique. musoo ko def. mënoon nga toog wax naa la ko juróom benn weer nga ne naa continuer politique. di ñu gën a xam parti bi. gën a xam li ma jàpp war ko doxalee
muy politique. d'accord ñu tuddee ko ci léegi wax ma yan enseignement ba noppi nga ci def donc ba noppi mu wóor la ne yaa ngi indi politique boo xam ne Sénégal yi miinuñu ko. mooy ban politique. muy politique boo xam ne da ngay ne maa ngi politique waaye sama réew ak sama askan laay jiital ci politique. loolu amal leen njëriñ loolu mooy sama politique man. bul wax ni askan wi xamuñu ko loolu dégg nañ ko fi ci slogan dégg nañ ko fi déggati nañ ko fi. wax ma lu bees loo fi indi. non mais looloo bees. mooy lan looloo bees par rapport à la politique bi ñu tàmm. mooy man askan bi laa jiital. mais dégg nañ fi la patrie avant le parti. waaw. bu dee slogan rek dégg nañ ko fi. non mais looloo ci gis li ñu ci gis mooy. non yow li nga bañ a non attends. waaw. li ñu ci gis mooy politique boo xam ne da ngay diggaate te doo jëf. man dama ñëw sañoo wax ne ku ma mës a dégg ma wax loo xam ne defuma ko ma génn ci politique. ku ma mës a dégg ma diggaate loo xam ne defuma ko ma génn ci politique kon loolu leer na. te jafe na ci biir politique wax bu dama doon déglu ma damay dem di toog ci ay réunion ñu amee lii ak lii la ñu bëgg nga defal ñu ko dañ ko tàmm bu ñu waxee loolu politiciens yi toog naan loolu dinañ leen ko defal man li ma leen di tontu mooy loolu mënuma ko duma ko def li ma leen mën a garantie mooy aleelu réew mi ñun duñ ci jël dara duñ ci jël 15 di ko dugal suñu poos loolu laa tuddee politique bu bees waxin bu bees boo xam ne boo toogee ak ñi tàmm leneen. déglu ma rek mais Pape nga yow tu es un journaliste dama bàyyi ma wax boo bëggee faram-fàcce bi neex kay da ngay wax ma déglu la waxuloo ba ma daggal baal ma àq voilà bu ma waxee nga bàyyi ma wax ba noppi maa ngi lay déglu voilà boo demee di wax loolu liñ lay tontu wala nga dégg ko mu dellu si mooy lekkatu nen naxul béy loolu moo indi ma ne dafa di wax boo xam ne d'une part Sénégal wax nañ dëgg parce que mën nga leen wax ni mënuma ko mais mën nga leen wax ay mécanismes yu tax ñu nga mën ko nañu def nii nañ def nii wax nañ pexe sax mais loolu mais nit ki mënoo ñëw di wax ak moom naan ko mënuma rek loolu dafa yomb aussi dafa am loo xam ne dañ ko ciy teg waaw dañu daal di wax ne lii nga xam ne lii mën ngeen ko jàpp benn li ngeen di wax sax mooy li ngeen di jot ci ñu leen koy may na ngeen xam ne ku dugal béy la di xaar mën a génnee nag ki leen di may itam toog na ba pare seen alal la jël di leen ko jox. loolu li leen koy wax donc bàyyi ma ñëw. Ah d'accord, allez-y. bu ñu demee ba ca ba gën a sori ñu ne leen nag alal bi nga xam ne bii Sénégal ko moom yéen a ko moom te loolu duñ ca laal dara. teg ca li nga xam ne lii soxla ngeen ko. ci wàllum investissement ci wàllum ndox ci wàllum électricité ñun bés bu ñu jógee ba war a tëral sañuy programme lépp la ñuy teg mu leer ku ne xam lu tax kii war a am lu tax kii mënata am war a xaar. ndax dañuy génnee ay critères yu leer ñëpp mën ko nangu. dañu daal di wax ne dëgg la ndax loolu gis nañ ko ci ay gox yu bari électricité amul. ci ñaari at ñetti at yi ñëw bépp gox boo xam ne mën nañ jàpp ne ëpp na fukki junne nit dañuy daal di defar électricité. ku ne am électricité. du ñu xaaree ñaari at ñetti at yooyu paas wees ñu daal di wàcc gox yi nga xam ne ñu ngi diggante juróom junne ak fukki junne nii mais dañ leen di expliquer. d'accord mu leer ñu daal di ko nangu. léegi monsieur le ministre. dafa am lu ma jaaxal ci li nga dégagé ci vertu am na solo ñi ngi koy rafetlu mais dafa am lu ma ci jaaxal li ma ci jaaxal mooy dafa am jamono xaw na yàgg tuuti ma jàmbal jaañ ngeen am benn coow mu ne dafa toog këram nga yónnee ko benn enveloppe bu def 150 000 xaalis boobu fan nga ko jëlee ba di ko joxe ak lan moo tax nga fekk nit toog nga jël enveloppe di ko jox xaalis.
ca ban bés la woon. non waxuma ban bis la woon. non waxal non waxuma am na solo. non PM. non am na solo. non bu amee yow yaa xam bis bi. yaa ko bu fekkee yaa def acte bi xam nga lu tax nga def ko mais man sama laaj. mooy da nga fi dégager ay affaires yoo xam ne yu am solo la ci vertu ma apprécier ko. mais bu ma amee lu nekk suma bopp ci loolu dama la koy laaj. Madiambal Diagne dafa wax ni en tant que journaliste dafa toog këram nga jël enveloppe yónni ko nit def ci 150 000 francs di ko jox fan nga jëlee xaalis bi ak lu tax nga koy jox xaalis. tabaski bu ñëwee nga maye xar loolu dafa am lu la ci metti lu la ci loo ci naqaru. tabaski bu dikkee. xanaa ku la ñaan xar. daf la ko ñaan. mais non c'est un cadeau. un cadeau. c'est un cadeau de mouton man mii di wax ak yow tabaski bu nekk dinaa am xanaa ñu ma yónnee juróomi xar. non ba juróom ba fukk. non mais bu ko keneen tuddee corruption nag lan ngay wax. mais du corruption. cadeau nga wax bu ko keneen tuddee corruption lan ngay wax PM. mais bu fekkee ne Madiambal Diagne ki nga tudd amoon na coow boo xam ne bii jiitu na loolu kon du ma ko yónnee xar mais am na ñeneen ñoo xam ne defal naa leen ko ñi ngay joxe itam ay billets d'avion ay billets de mag loolu am na mais foo jàppee ne c'est de la corruption. non man waxuma la jàpp yow yaa wax cadeau mais keneen mën na jàpp ku toog këram nga yëkkati benn 150 000 francs def ko ci enveloppe di ko jox mais PM fan nga jëlee xaalis boobu ak pourquoi nga koy jox. mais œuvre sociale primature dafa am tabaski di ñëw ñuy joxe njëgu xar à la tabaski mais ñu. te yaakaar loo am na ñu ko gën a mérité moom. kan laa koy jox. non dama ne ñu ma xam. non dama ne est-ce que jàppaloo ni am na ku ko gën a mérité loolu nga di ko jox loolu. mais lu tax dama ko jox. mais gis nga moom xam nga. mais billet màkk yi nag lu tax doo ko jox yeneen mais moom dafa xaar ba pare ba génn ca loola mu am lu ma koy reproché mu soog ko génne. d'accord. mais bu fekkee ne am na ci loo xam ne daf ko doon naqarul ma ca booba la ko waroon a wax. un peu c'est tout te xam nga li mu ci teg maa ngi koy fàttaliku je crois mooy jar naa lu ëpp loolu mais man du joxewuma ko pour jënd ko. non dafa wax loolu nga war a jàpp. non yokku na ci non bëgguma sax ñu yàgg si loolu quoi vraiment bëgguma ñuy gën a taxaw ci c'est des petits détails. voilà mais c'est important parce que aussi c'est important parce que aussi dafa am ay valeurs yoo xam boo ko dégagé. dafay am solo bu ñu amee loo xam ne itam daf ñu xaw a jaaxal ci ay actes yoo posé te am ñu koy mën a gis ay anti-valeurs il faut ñu poser la ko nga. non c'est pas de l'anti-valeur non je suis désolé non yaa ngi wax lu la non dama ni. non yaa ngi wax lu la ne xam nga suñu société ni muy doxee. bu fekkee ne am nga ngénte wala am nga dëj wala am nga tabaski ñëw na wala suukaru kooro ngi jot na mais il y a des petits gestes qui se font. loolu ñëpp xam nañ. voilà PM am na yeneen échéance yu nekk suñu kanam am na yeneen échéance yoo xam ne suñu kanam muy présidentielles yi xëy na faux pas la ci législative yi comme ni nga ko waxee da ngay jóg daan waat ko jàngat la am na loo ci jàng loo jàpp ni mën na la jëriñ dara ci présidentielles yi lan nga ci jàng. ñu dëgmal les présidentielles. gis nga li gën a metti ci Sénégal. bu ñu jógee ne dafay politique rek ngeen jàpp ne dafa bëgg def lii dafa bëgg doon lii dafa bëgg. mais wax naa la sànq ñu nekkuñu ci loolu. politique dañu jàpp ne yeete la. dañu jàpp ne Sénégal. politique yàq na fi lu bëri. ci kaw lan ci niñ koy doxale ndax ñi ci yëngatu dañuy jiital seen njëriñu bopp. bu ñu demee ba. mën nga ñu amutoon bàyyi ma jeexal. sinon kon maa ngi jégalu baal ma non dootul amati baal ma PM dootul amati merci. bu ñu demee non waxuma ba nga bañ a. waaw non allez waxee ba dinaa la déglu d'accord bu ma dooree war a wax. mais dafa am relance bu ndaw rek bu ma si bëggoon def tuuti. non bàyyi ma jeexal ba pare nga seet la ñu ciy yóbbu. d'accord kon boo gisee ne ñiy doxal politique seen njëriñu bopp la ñuy jiital loolu moo mën a indi sax ñoo xam ne amuñu lu bëri wala amuñu dara dugg ci politique am lu ne. ñoom ak seen i mbokk politique boobu ñun dañu jàpp ne dañ ko fi war a jëlee indi li war a doon politique. mooy
jiital njëriñu askan wi jiital njëriñu réew bi. d'accord te doo ci ut dara lu dem sa poos jàpp ne politicien moo war a dundal politique warut a dundal politicien. d'accord ci kaw loolu. li ñu jiital ci suñu action politique mooy yeete ci loolu. moom lañ doon def ci législative yi oote loo xam ne xëy na ni ma la ko waxee sànq sénégalais yi miinuñu ko woon. ñu ne attention def leen ndànk député du ndawu Macky Sall député ndaw askan wi la bu toogee ci assemblée nationale war nañu wax mu kenn waxul mu ñu xeex. Macky Sall waaye bu amee loo xam ne lii ñëw na ci assemblée nationale te gën ci askan wi. ñu ànd ci bàyyi naa la nga wax nag de. ñu ànd ci waaw vraiment bu fekkee ne buñ ko bëggee jàpp ni bu fekkee ne waaw mais bàyyi ma wax. ndax dafa am solo yi may wax. bu fekkee ne gënul ci askan wi ñu bañ ko loolu mooy suñu action politique. li ci des yëpp ay yoon la. d'accord mais. bon li ñu jàng nag li ñu gën a jàng ma tontu la ci li nga wax ni ci li nga ma doon laaj li ñu gën a jàng ci législative yi mooy yoon bi des na ci lu bëri. des na ci lu bëri ndax loolu nga xam ne ñu ngi koy wax di ci yeete gis nañ ci législative yi ne jàppagut. du bàyyi nag du tax nag ñu bàyyi. ndax loolu la ñu jàpp mu am solo loolu la ñu jàpp mu gën ci Sénégal. d'accord candidat nga ci présidentielle 2019 yi. candidat acte. Parti Alliance pour la citoyenneté et le travail congrès acte moo koy désigné congrès boobu amagul. kon dañuy xaar ba congrès ba am waaye li ma la mën a wax man mooy dinaa doon bu neexee yàlla dinaa doon candidat ca congrès ba. d'accord mais est-ce que am nga ñoo koy potentiel yoo ko fay xëccool parce que gisuñu ay cadre yoo xam ni yu taxaw lañ ñu leen di gis ci acte est-ce que yaakaar nga du loo wax nii rek parce que loolu sax mën nañ la ko reprocher ci politique politicienne bi li nga xam ne moom la acteur politique yi di wax amaguma candidat dinañ dem ci congrès boo xam ne yow lépp yaa koy gérer mais lépp ci yow lay mujj aussi lan nga mën a wax ci ay potentiel candidat ci biir acte yoo xam ne mën nga tàllal sa loxo ñu tàllal seen loxo góor comme jigéen. waaw am na loo wax foog ma dellu si ci nga ne amul cadre gisoo leen xëy na. potentiel yoo xam ne mën nañu nekk. am nañ may ñu nga ci biir di liggéey waaye xam nga fii itam soxlawul ngay fësal lépp ndax saa yu ñu génnee cadre rek ñu dem fekk ko waxtaan ak moom génnee ko loolu ñu jàpp itam ñu war ko doxal muy politique. ci biir parti bi cadre yaa nga ca. congrès ñu am ku may koy xëccoo la keneen li am solo mooy congrès taxaw ba ñu mën ca jàpp ne congrès bu 45 départements yëpp di am ay représentants. ah oui noonu lañ koy doxalee. 45 départements yëpp. mais acte présent na fa. mais présent na fa. fu nekk congrès dinañ ko taxawal ñu daal di taamu ki war a doon seen candidat. même bu fekkee ne man ndong maa fa nekk candidat. du ma war yoonu parti bi maanaam les statuts. looloo ci am solo. d'accord léegi man dama bëgg a xam lan moo changé ci moment yi nga nekkee PM bi nga quitté gouvernement bi ak position yi discours yi changé c'est-à-dire nekkoon nga PM presque pendant 1 an. bi nga fa jógee ci le discours bi changé lan moo changé ci Sénégal yow yaa changé wala Sénégal moo changé. ban discours. non discours Abdoul Mbaye ce discours waxal ce discours. discours radical. radical ci lan non radical ci lépp. radical d'opposant c'est-à-dire loolu moo ma jaaxal. non xaaral. waaw. ci wàllu mbéy lan laa doon wax bu njëkk ma soppi wax bi tey. non. ma laaj la ko non bul retourner interview. non parce que loolu amul sens buñ ci demee. li ma la wax dañu sa wax bi moo leerul. mais non. xam nga bu fekkee ne da nga ne lu tax nga jógee primature doon opposant ma tontu la waaye boo waxee sa discours lu tax mu changé foog ma ne la sama discours changé wul ndax li ma nekkoon gëm ne. li nekkoon ci biir yoonu yokkate moo gën ci Sénégal moo baax ci Sénégal ci laa nekk ba tey. gestion sobre et vertueuse ci laa nekk. gëmoon itam mandat waroon na des sa 5 ans ci laa nekk.
gëmoon gouvernement restreint te waxuñu presque le gouvernement boo xam ne presque mini parlement la moom ak assemblée nationale tuuti la ñuy rawante de 40 et quelques membres. li ma doon wax démb ci la nekk tey. loolu am na solo. waaye nag mën nga indi beneen wax ne lu tax nga jógee ci àndoon ak Macky Sall déggoog moom mujjee opposant loolu beneen wax la moo tax. ban wax la boobu ban wax la non ndax looloo mooy sa question. non sama question mooy sa discours. xam nga théorie nga sa théorie yi expliqué mais ñi lay seetaan xam nañu ndax sa discours changé na wala changé wul sa discours radical na ou radicalul même yow c'est-à-dire ñi nga xam ne tey ñoo nekk dans l'opposition yaa leen gën a radical te yow nekk nga fi est-ce que dafa am lu personnel vis-à-vis yow ak Macky Sall c'est ça loolu mooy suma question dafa am loo xam ne dafa personnel wala lan la. non loolu amul. loolu amul te am na solo. nga jàpp ne amul discours bu soppeeku jëm ci li baax ci Sénégal waaye bu ma toogee ba gis ne ni ñuy doxalee gënul ci Sénégal ma daal di fàttali li nga xam ne li ma daal di fàttali li nga xam ne li moom laa gëmoon ci la ñu doon ànd man ak Macky Sall. loolu am solo. te loolu moo indi ma nekk ci. lu personnel dans l'opposition mais non y a rien de personnel c'est pas possible. loolu lan moo ma mën a indi mais yéen nag da ngeen xaw a doy waar. non damay laaj rek Sénégal non amul dara dëgg la xëy na ci man jàpp naa ne moom évidemment dina la wax ne moom de defu ca dara waaye jàpp naa ne lii nga doon tudd sànq mu jëmoon ci sama diggante ak sama soxna ba woon man jàpp naa ne loolu xam a ngi ci bon mais loolu sama xalaatu bopp la mais très sincèrement. li ma uteeg Macky Sall mooy ni mu doxalee dëkk bi muy ci wàllum économie muy ci wàllum politique muy ci wàllum itam jël justice di xeex opposants yi ak yeneen ak yeneen mais loolu moo ñu boole du leneen te opposant bu fekkee ne ànduloog loolu mais da nga ko war a wax. d'accord mais ak lu mu la. li nga wax lu loxoom dugg xaw nga junju dara am na loo bàyyi donc loolu jàpp nga ni loxoom daf ci nekk mooy problème bi nga jote woon ak sa soxna moom président Sall himself moo ci dugal loxoom. yaakaar nga ne ancien premier ministre fii dinañ ko topp ci lu ñàkk fayda lu mel noonu ba di ko ba rocci passeport am te yëgu ci dara jox ci ndigal mbirum sëy ak fase ma dugg ci politique rek war ba ca topp ñu ne rocc ci leen passeport bi bu mu génn Sénégal loolu mën nga jàpp ne. décision yow yaa koy laaj yow yaa xam nguur man xaw ma nguur. waaw mais ñi nga xam ne ñuy déglu. ñoom xam man xam nga man xaw ma nguur yow yaa xam nguur. ndax da nga jàpp ni. loolu lii du jëfu nguur yëfu xel la. non bu dee yëfu xel mën naa la cee tontu. voilà mais bu dee yëfu nguur. xaw ma si dara te loolu yow laa koy delloo waaw léegi. waaye mais loolu est-ce que waroo ko fàtte ci koo xam ni dañu la fàtte woon yow Abdoul Mbaye mu ñëw au pouvoir jël la def le premier ministre ndax acte boobu mu posé foofu waruloon mën tax nga fàtte lu bëri. yow kan moo ma fàtte nga ne. non Abdoul Mbaye même bu ñu la déggee xam ni yaa ngi woon banque yaa ngi woon leneen ci say affaire mais bu ñu la gënee xam bi nga nekkee premier ministre. non mais yow Pape Ngagne mais man xam nañ ma bitim réew te yow nekkuloo fa loolu di benn. ñaareel bi déglu ma bul craché ci loolu nag. loolu aussi du sa cër rafetul. non cër boobu le président Sall cëralee mais bu ko. non xaaral non attention tuutalu ma non mais bul tuuteel itam li nga xam ne lii moom la nekkoon c'est ça le problème cër bi moo jox mu musuma ko tuuteel de mais président Macky Sall. ak sax boo seetee président Sénégal yëpp ku ci nekk xam nga da nga jëkkoon a nekk premier ministre presque wala ministre d'État dans le cas de Ablaye Wade du président Ablaye Wade waaye ñu jël rek bu 2012 ndax président Ablaye Wade amul loo xam ne defal na ko Macky Sall te Macky Sall defaluma ko man mu yem rek ci nommé ma premier ministre non bul am na solo non mais attends yow la ñuy wax non nit ñi non mais sama waay. waaw d'accord allez-y baal ma continuez. je vous en prie mais continuez baal ma rek. dafa am loo xam ne je vous en prie waaw continuez dafa am loo xam ne itam
c'est de l'histoire. Sénégal dafa am histoire. mais comparaison bi mën na ñàkk. histoire politique dafa am. waaw. bu fekkee ne toog nga ndax xam nga loolu du ci yow rek laa ko dégg. dégg naa ko ci ñeneen waa APR. waaye mu am ku leen mës a tontu. non ñoom dañ ci yokk sax dañu rey seen bopp ba dee ñoom waa APR yooyu nga wax rey seen bopp ci parti bi ba dee mérité ko ñu bàyyi leen fi jox la ko ñoom dañ ci yokk loolu donc loolu rek laa la ci bëggoon yokkal. waaw mais vraiment Pam Ngagne. waaw baal ma. bàyyi mooy wax. d'accord may faral di wax. c'est ça. waaye ñoom li ñu daan wax mooy biñ ko dindee le maire. génn ci parce que maa ngi lay xam naa ne yéen a bokk raisonnement. voilà c'est ça effectivement. waaye je suis d'accord exactement amul problème mais. mu am ku leen tontu sur les réseaux sociaux ci laa ko gëj a dégg. kooku daf la ne mais may leen ñu kii li mu nekkoon na ko ba noppi biñ koy oo dénk ko premier ministre waaye ki ngeen di wax ni muy président Macky Sall ci Ablaye Wade la amee directeur société ci Ablaye Wade la amee ministre ci Ablaye Wade la amee premier ministre ci Ablaye Wade la amee président de l'Assemblée nationale lan la ci topp. la président de la République. xeex ndax balaa mu àgg foofu xeex Ablaye Wade. ba tëj lu doomam. loolu baaxul de ah man de jàpp naa ne baaxul. léegi looloo tax léegi lan moo tax nga indi ko ci wax ji da nga bëgg wax ni ko ni acte bi nga posé acte bële moo ko gën a graaw. mais kon acte non waxuma loolu ma ne bu fekkee ne man de am na loo xam ne moom mën naa la ko wax moom. waaw bu yàlla defee ëllëg ma toog président de la République. doomu Macky Sall du ma ko tëj kaso. même bu sàccee alalu réew mi doo ko tëj kaso. du ma ko tëj kaso. ci Sénégal yi ñu ngi lay dégg ci bañ ko teg yoon. Sénégalais yi ñu ngi lay dégg ci bañ ko teg yoon. Sénégalais yi ñu ngi dégg nga taxaw naan diw du ma ko tëj kaso te yeneen doom nekk fi doom yooyu nga war leen tëj kaso ñoom. yow nga taxaw personnellement naan doomu diw du ma ko tëj kaso. du ma joxe ndigal man justice. ñu topp yoon. donc xam nga loolu rek li nga wax dafa paradoxe Pape Ngagne il faut da ngay respecter li ma wax. d'accord. Macky Sall mënoon na bañ a dugg ci procès bi te dugg na ci te loolu. mais yaa ko ci dugal ak CREI. yow yaa ko ci dugal boobu yaa ngi nekk premier ministre ko ci dugal. boobu yaa ngi nekk premier ministre di ci wax ak moom. non mais pourquoi nga bëgg ci raxasu noonu. boobu yow yaa nekk CREI yow yaa fa nekk en tant que premier ministre. non Pape Ngagne. waaw da ngay wax loo xam ak loo dégg. acca bés boo déggee ne Abdoul Mbaye. waaw wax na ak benn magistrat wala wax na ak benn procureur ne ko nii nga war a doxalee. bu boobaa nga sañ a wax ni nga mais loolu fan laa koy mën a waaw mais amul kon bu ma la waxee amul rek jàppal ne amul. waaw il faut pas kon bul jéem a réeral ni ci wax loo xam ne xamuloo ci dara. d'accord wóoru la génn ci. li nga xam ne li ma wóor mooy CREI boobu ngay wax te mu tëj Karim Wade te nga wax ko Macky Sall jiiñ ko lépp ni moom moo ko def te waru ko woon a def parce que Abdoulaye Wade da ko defal lépp. waxuma la loolu Pam Ngagne attention CREI mën na taxaw doxal ni mu waree à ton avis Pam Ngagne ci sa xalaat bopp. CREI benn nit rek la waroon a tëj. bu fekkoon ne ñu ngi doxal yoon waaye bu fekkee ne ñu ngi ko jox ndigal day yem ci ki ñu ko jox ndigal. d'accord loolu laay wax man. d'accord léegi ci moom sax la ñuy taxaw muy Karim Wade yaa ngi suivre li nga xam ni mooy situation bu yàggul direction générale des élections def nañ benn point de presse wax ci lu jëm ci inscription ci liste électorale yi rejeté nañ ko dàq nañ ko loolu am nga ci xalaat. li wër ba wóor. mooy li ñu bëggoon maanaam li président Macky Sall bëggoon. muy Karim Wade bañ a doon candidat. moom la bëggoon. te loolu moo indi. est-ce que doo fi waxati loo xam ne après. déglu ma yan argument nga mën a joxe. mais Pam Ngagne bàyyi ma wax. d'accord. du topp nga modification loi parrainage. électeur boobu ñu ko yokk. ñu ci yokk kan moo ko moom. xaw ma ko moom. ma ji xamal la nag kii moo ko moom. kan Karim Wade. loolu sañ nga ko man de xaw ma ko. loolu moo indi ñu génnee ko ci liste électorale voilà. yow nag da ngay xam loo bëgg a xam bañ a xam loo bañ a xam. d'accord kon loolu rek lañ ci jublu pour yow. pour mu am point bu précis bu leer. waaye
li nga war a jàpp itam mooy yoon jóg na képp koo xam ne nekkoon na mënoon nañu jàpp ne mu doon candidat concurrent bu Macky Sall yoon bu la toppul parrainage ñëw na jëm la ci génne. loolu nga jàppe parrainage yow. mais loolu laa ko jàppee du leneen. mais PM loolu doy na waar ni parrainage yaakaar nga mu nekk solution ci ay candidats yu bëri ñu mën a dem ci élection yu baax yaakaaroo ni loolu lu war a mën a nekk la. mais loolu da nga bëggoon ñu. non loolu amul Sénégal. waaw 15 candidats la ñu amoon en 2000 yaa ngi koy fàttaliku en 2007 astafurlah 2012 ñu am 14 candidats ana candidats yu bëri. gis nga ko candidat mën na bari. en tout cas yow mën nga cee yokk de yow mën nga ci yokk. 14 candidats la ñu amoon 2014. kon li ñu ci gis mooy candidats yi dañu wàññeeku. lu tax ngay toog rek naan dama ragal Sénégal ñu mën a am 20-25 candidats bu boobaa day bari kon nañu indi parrainage te yaa ngi topp élection Mali. ñaata candidats lañ fa am. 24 candidats. ba noppi opposition génne woon solution. ne nañu jëm ci bulletin unique gis nañ ko Guinée ça marche bu fekkee ne da ngeen ne bu candidat yi bare ça va coûter cher bulletin yi dafay daal di bari. mais bulletin unique bi aussi mooy gën a cher. non pas forcément. si non bulletin unique bi aussi ci qualité. amul non mënul gën a cher c'est pas possible. bulletin bi dafay am photo am couleur yi gën a bëri. mënul et gën a puis cher qualité bi dina xaw a dëgër tuuti. mënul gën a cher c'est pas possible mënul gën a cher. waaw yow xanaa da nga am carte APR. ok alors PM man li ma bëgg ñu ñëw ci bala ma lay tontu ci carte APR bi mooy war nañu taxaw nag ci xam ba xam da nga tiit yow ci parrainage wala déet parce que koo xam ni mënuloo am sax yenn pourcentage yi ci législative plus de 20 000 wala moins de 10 000 sax yaakaar nga 65 000 yi nga buñ ci eggee nga mën ko dajale génn ci yaakaar nga ko parce que fi mu nekk nii moom li ñuy wax béy wéy na mbuus. c'est-à-dire promulgué nañ ko voté nañ ko par force la ku bëgg a nekk candidat da nga ciy daal di bokk. te ñu ngi koy uti. te incha allah dinañ ci jot loolu la ñu jàpp. incha allah yaakaar ngeen di ngeen ci jot. c'est tout. d'accord alors bu fekkente ni loolu amul amoo plan B. bu fekkee ne loolu amul ndax loolu mën na ne itam. bu boobaa dinañ seet ci biir opposition bi kan la ñuy war a ngeen. d'accord mën na nekk candidat PDS. bu boobaa daal ci biir opposition bi dinañ seet loolu la mën a tontu tey waaye lii wër ba wër 65 000 yi incha allah dinañ ci jot. ah kon kay jarul plan B. mais y a tout de plan B. waaw mais kon kay jaru ko bu fekkente ni incha allah te yaakaar nga ko. y a tout de plan B. te nga jàpp ni ay électeurs la ñuy doon ñoom ñoo la war a parrainer te yow nee nga amul benn problème. nañu jàpp ni kon amul benn problème di nga am sa ay parrain ñu ngi la koy ñaanal di la remercier bu baax nag di la bàyyi nga tàggoo ak mbokku téléspectateurs yi. waaw xanaa di rafetlu jotaay bi. jërëjëf. waxoon nañ ma nag ne Pape Ngagne dafay bousculer daf lay mais lenn daal xëy na am na solo ëllëg mu dolleeku ci émission bi. mooy bu ñuy génnee ay mbir mu doon loo xam ne vérifié nañ ko ba mu doon dëgg. kama tudd nga sànq fi ngay daanalee nga ne xëy na sax amuloo 10 000. ci yoon. bu ma ñëwee toog da nga war a xam ñaata laa amoon. ak ci biir 47 liste yi fan laa ci tollu woon. lii nga xam ne itam wax naa ko fii ba mu mel ni loo weddi. war nañu jàpp ne Sénégal fileek ñu ngi doxal politique boo xam ne ñi ci dox ñi ci yëngatu seen bopp moo tax ñoo nekk ca. ak di seet di ci uti daraja walla di ci uti loo xam ne alal la bu dugg ci seen poos bu seen poos feesee mu jëm ca seeni mbokk
Sénégal comme dina fi jafe. ñu war a des nag ci tudd ay émergence génne ay taux de croissance naan dëkk bi naat na waaye yàgg dëgg feeñ. ñu daal di gis ne xiifa am ci Sénégal. loolu moo am solo loolu nag ñu ngi koy dox loolu la ñu jàpp ñun war ko dox. di ci yee Sénégalais yi di ci yee sañu mbokk Sénégalais yi ñu xam ne itam xel soppi xel du lu yomb. waaye nangu nañ ko. dëgg la kon dugg ca am ca résultat yu néew ndax benn at nga walla juróom benn weer nga liggéey war ca dugg loolu moom du ñu tiital. li ñuy dox dañ ko gëm ci la ñuy des. jërëjëf voilà premier ministre man dama lay gërëm man wax dëgg yàlla amul dara lu ma lay reprocher ci ni ñu déroulé émission bi lu dul am ci mbégte. te loolu moom dama la koy seddeel vraiment kontaan naa ci ni nga xam ne noonu nga fair play c'est vrai que parfois ma stoppé la nga revenir et tout mais daal am naa ci une satisfaction boo xam ni maa ngi la ci sant di la gërëm li ma ciy njëkk a santé mooy yëkkati la aussi nga ñëw wuy si ñu ci télévision Futurs Médias loolu honneur la pour ñun dañu ngi koy apprécier à sa juste valeur di la gërëm di la souhaiter aussi vraiment bonne chance yéene bi nga am pour le Sénégal lépp lu ci ngëneelu Sénégal yal na la ko yàlla defal. amiin jërëjëf mu nekkoon Abdoul Mbaye nekkoon ancien premier ministre bu Sénégal mu nekkoon itam njiitu parti bi di ACT ñu koy gërëm di ko sant di gërëm la régie ci ni nga xam ne noonu la ñuy jàppee bu baax ci émission bi di leen jox rendez-vous àllarba bële di ñëw incha allah bu ci àllandee jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp nii. audit yi d'accord nañ buñ sa jógee